jërëjëf mbokki internet yi jërëjëf mbokki amateurs yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen ndokkeel tey nag ñu dellusiwaat ak yéen ñu waxtaanee làmb waaye daje ko xam ni damay wax ni dem na ba bokk wala boog dem na ba nekk ci piliers yi nga xamante ne que téye nañu tey suñu sport national muy le grand promoteur Talibé Cheikh Sadbou di Pape Abdou Fall le grand sportif bëgg a waxtaanee ak moom tey mooy combat bu mag boobu. nga xam ne amateur yëpp moom la ñu xaar Sénégal di ko xaar diaspora bi di ko xaar mooy ci diggante Modou Lo ak ki nga xamante ne que moom mooy Lac de Guiers Pape bu ñoo ngi leen nuyu. salaamaaleykum Bour salaamaaleykum internautes yi salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum diaspora bi yëpp salaamaaleykum àdduna nga xam ni ñu ngi bëggee di seetaan Sénégal ak waa Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu. di leen ziar di leen baal ak di leen baalu ak ci tamxarit bi di leen jaal sëñ bu mag bi fii nga xam ne moo fi wàññiku muy sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine di suñu baay di suñu kilifa donc di borom Tiwaawan donc maa ngi koy jaal Sénégal yëpp waaw. jërëjëf ñu ngi koy jaal Sénégal ñun tamit ñoo ngi leen koy jaal waaye di ñaanal xalifa bu tedd bi toog rek wuutu ay baayam di Serigne Mbaye Sy Mansour yàlla sàmm ko te dooleel ko te defal ko riddan barakatan wa rahmatan ba yaakaar gi jullit yi am ci moom yàlla dimbali ko ba mu matal lépp ci barke yonent bi xanaa Pape Abdou Fall ci bés bi ñu jëm keroog bi ko Pape Abdou Fall jàppee ba ñu jege ko yàlla def lii am. ci diggante waa Wakam Sadd Mbour keroog li ma gën a remarqué ci yow mooy bi ma la fekk esat di cooli bëri dama ne oh Pape Abdou nga ma yàlla mooy dogal li ko neex keroog bi loolu amee naka la ko Pape Abdou dundee. waaw jërëjëf Bour laaj nga laaj bu am solo muy jàppoon nañu combat Modou Lo Lac de Guiers le 16 juillet Wakam ak Mbour doon football le 15. ay 18h 19h yàlla indi li mu indi comme li ñuy wax l'homme propose Dieu dispose yàlla mooy dogal yàlla moo fi ne mooy joxe mooy indi ay mbiram mooy profité ci sa antenne encore di jaalewaat ñi fi wàññiku di massaw ñi nga xam ni ay blessé lañu di ñaan yàlla yëkkati leen ñu delluwaat ci seen ay activités di ñaan yàlla yëpp lii bu mu fi amati di ko ñaan borom bi parce que mooy dogal comme ni nga ko waxee nag ñun ay jaam lañu tey dañuy ay jullit piir akkan kon yàlla bu dikkee ak ay ndogalam dañu koy nangu malgré l'investissement mais dañuy fàtte investissement boobu suñu xel day dem ci nit ñi fi jóge suñu ay mbokk lañu ay sénégalais lañu suñu deret la parce que sénégalais lañu ñun ñëpp kon bu dee taxawee rek leneen li ci des yëpp day nax say waaw. mais est-ce que jurul la ay jafe-jafe sa diggante yow ak partenaires yi ndax xam nañu souvent li nga yor marchandise lay doon day am ñu bëgg ñii dañuy dugal dara ñii di ci xaar dara est-ce que jurul la ak ay problème entre ñoom. waaw les difficultés elles sont énormes hein? Donc mais comme li ma la wax rek bu ndox tuuroo rek an bàq moom moo fi des partenaire c'est un partenaire heureusement que li am c'est au vu et au su de tout le monde c'est pas par parce que neex na Abdou Fall wala nangam ak nangam mbir mi dafa dalandoo ci Sénégal wàcc ci askan wi yëpp donc yàlla daal moo dikk ak ay mbiram mais dañuy sant yàlla aussi ba ñu yàlla joxe foi la bonne foi pour ànd ak suñu sago pour am maîtrise pour mën a toog xalaataat ci ban tànk la ñuy mën a taxawee ba li nga xam ne nas nañu ko ñu mën ci jubluwaat après bi liy amee. ku ne xam na ni làmb actuellement am na problème sponsor nga jóge ci loolu songaat te ku ne xam ne ni événement bu majeur la maanaam day mel ni kon da ngay frewaat ñaari yoon bu fekkee da nga génne cachet mbër yi. waaw comme ni nga ko waxee double emploi lay doon xam nga di waajal événement ba à
mën naan la wax ne ni moins de 24 heures 24 heures. yàlla indi li muy indi mais xëy na yàlla dencal na ma leneen loo xam ni moo ëpp wala moo gën li nga xam ni investiroon naa ko man ci philosophie rek laay demee ah ku ni la méttiwul dalay nax métti na ci man métti na ci mbër yi yaa ngi dégg métti na ci ñi nga xam ni aussi jëndoon nañ seen ay billets ba doon waajal làmb ji am na ñoo xam ni jëloon nañu avion ba daal di ñëw du dëgg j'ai des amis yoo xam ne ñëwoon nañu fi man mii di wax ak yow am naa benn partenaire télévision boo xam ni mu ngi jugee ba Amérique ñëwoon def délégation def nañ fi ay fan gis ngeen leen maak ñoom ci télé bi ak yëpp def nañu reportage xam nga yooyu yëpp ay investissement la mais yàlla nag kenn mënta xëccoog moom mais daal dañuy sant yàlla bu wér bam nu joxee woyofte bam nu joxee ngëm-ngëm yaa ngi dégg bam nu joxee yar ak sago ba ñu mën a dékku loolu daal. mais souvent promoteurs yi dañuy jooy làmb doxul làmb neexul dañu ko bëgg rek di ko def mais bon dañu bëgg a jàppale jeunesse bi mais amul xaalis amul dara est-ce que yow d'accord nga ak ñoom ci philosophie boobu. xam nga li ne ci làmb buur bien que micro nga yor mais umpul ma Samba umpul ma Demba làmb dafa am lu mu nuróol muy mbay da ngay dem ji xaar nawet yaa ngi dégg def ci li nga ci war def yëpp ay engrais yeneen affaire yëpp pour ñaan yàlla gàncax gi jàpp làmb it noonu la nuru da ngay ñëw nga taxawal combat dem seeti buur géwal seeti ma Samba seeti ma Demba pour ñu ñëw jàppale la wërsëgu yàlla nag yaatu na léeg-léeg nga am ñoo xam ni gëm nañu la ñëw jàppale la ci ay sponsor léeg-léeg it nga dem ci ay ma Samba wala ma Demba yaa ngi dégg ñu gàntal la yaa ngi dégg wax baax donc mbir la moo xam ne daal dafa am ay hauts et des bas man mii di wax ak yow tëgg naa benn làmb boo xam ni mën naa ni la ni toog naa ñaari at yaa ngi dégg pour mën a solder engagement yi ma ci amoon. muy ban làmb ban combat la. non tëgg naa fi comment ça s'appelle tëgg naa fi guy gi ama neex yaa ngi dégg wax baax tëgg naa fi tonnerre ak garga làmb ji day fees mais malheureusement nit ñi duñ la structure yi duñu la jàppale. mais pourquoi ñoom tamit structure yi joxatuñu confiance promoteur yi. non ce n'est pas une question de confiance c'est une question de stratégie tey boo ce micro bi ñu ngi ci bind Sénégal début bi am na loo xam ni peut-être doon nga ko nangul ma Samba doon nga ko nangul ma Demba mais doo demee yow tey ba sa image propulsé wu dem ba ci yeneen level yi yaa ngi dégg am na lu bëri loo xam ni boo ko yëkkati woon di ko def ci communication dootoo ko ci def est-ce que je me fais bien comprendre. Oui. donc damay wax ni ñi nga xam ne dañu bëgg toog di yàq deru làmb naan ay violence la ak nangam ak nangam man damay ne dañu dul ay boroomi xam-xam je remets en cause leur niveau d'intellectuel. waaw mais am nañu ci benn wax ci. waaw damay wax ni xam nga tudd sax waaw am na ko ci bind. waaw non damay wax ni ñun ñëpp ay sénégalais lañ yàlla dafa misaal àdduna ci juróomi baaraam yi ni mu mel nii nit ñi bokkuñu xel yeeg xalaat yi bokkuñu gis-gis yi bokkul te mënta mbokk mais li ma gëm-gëm ba gëm ko mooy intellectuel boo xam ni wala un bon analyste qui analyse le développement d'un sport ou bien qui analyse une structure ou bien l'évolution d'une activité ah boo amee njàngat tuuti war nga mun a xam ni liñ ciy wax ah ça ne tient pas. Il y a d'autres sports qui sont beaucoup plus violents que la lutte. Effectivement. Et que aujourd'hui, yaa ngi dégg je donne un exemple avant-hier ou bien fin de semaine nga baal ma ci publicité bi y a une structure boo xam ni renouveler na contrat ak fédération sénégalaise de football de 1 milliard et quelques de francs CFA pour quelques années
football bi amul violence. kay. football bi amul ay mordom. kay. kay. lu tax lamb mérité wul loolu. kon lamb daal dafa mel dafa amoon ndey ci réew mi. I don't know je sais pas mais dama lay jox ay exemple rek. man diingatuma kenn boo ma ci laajul duma la wax mais li ma lay bëgg wax daal moom mooy lamb yàllaa ko fi indi yàlla moo ko fi teg du dëgg am na ñu ko gëm te it mu ngi dimbali réew mi ci koom-koom mu ngi dimbali réew mi ci soutien pour ci jeunesse bi mu ngi dimbali parce que lamb bu amee oto yi dañuy doxle jaaykatu gerte yi jaaykatu ndox yi y a des choses yoo xam ni ça marche et puis régulateur social la. Effectivement. bu xasee ba combat Modou Lo wala Balla Gaye wala Massamba wala forever am xelu doomu aadama yëpp day stabiliser wu ci loolu lay dem mais kon dafa jot gars yi jàpp ci xam ni argument yi nga xam ne ñenn ñi ñu ngi koy brandir pour comment ça s'appelle pour se protéger wala pour wax yenn yi man gëmuma ko te duma ko mës a gëm et je défie quiconque qui argumente qui jouit de ses propres facultés que je suis disposé jàkkaarloo ak moom ñu toog ñu cenc suñu mayen ci loolu mais taxawul mais ba tey promoteurs yi ngi am ay problème gis nañu fan yi am na ay promoteurs yu bees yu duggaat ci lamb ji gis nañ fi xale boo xam ni ñëw na monté Sa Thiès Boy Niang gisoon nañ fi ku ci mel ni El Hadj Ndiaye Rose gis nga bi mu fi monté combat Moussa Gueye Eumeu Sène ba dafa échec maanaam ba tey promoteurs yi dañuy am ay problème mooy dañuy jàpp date ba joxe ay avance certains dinañ dem ba reliquat bu yeggal làmb ji sax dootuñu ko am ba dañuy mujj di poussaat ay date ba finalement coow la jur ci entre ñoom ak promoteurs yi ñoom ci seen biir. Bour nul n'est parfait yàlla rek moom moo tax mbindeef boo gis muy dox ci àdduna yéeneem rek la am ci àdduna yàlla mooy mottali lépp en passant maa ngi nuyu képp kuy promoteur ci Sénégal di la ñaanal jàmm di la ñaanal nga dugg ci saison bi ci bismillahi rahmani rahim ñaanal la yàlla boo ci gis lu lay jàqloo wala lu lay tiital wala loo xam ni dana tax ni dootoo am courage des ci làmb ji làmb a besoin de ces promoteurs là en passant comme ni nga ko souligné am na promoteur yu yegg si maa ngi leen di ñaanal ñu yegg si ci jàmm ak salaam dal ci jàmm ak salaam ba li ñu yaakaar ci làmb yàlla na leen ko yàlla jox parce que c'est pas Abdou Fall qui parle c'est un Sénégalais et c'est un Sénégalais qui a pu évaluer l'impact des retombées de la lutte socialement man waxantuwuma xam-xam laay wax ak yow kon su ma gisee benn secteur boo xam ni ay xale yoo xam ni am nañu plus de 18 ans liggéey ñu góor ñu yettuñu sport la ñu yaakaar koo ci gis yàlla mu ngi la jox sa doole jox ko dooleem jox ko faculté mentale am du dëgg mu ni man xam nga làmb dafa am loo xam daf ko assainir socialement est-ce que xam nga ni ku amul casier judiciaire bu vierge doo nekk mbër est-ce que xam nga ni promoteur bu amul casier judiciaire bu vierge doo nekk promoteur est-ce que xam nga ni kuñ ci condamné muy ci drogue di ci vol di ci lenn yaa ngi dégg làmb soxlawu la kon xam nga ne lu gën a set làmb amul kon tey bu ma gisee benn buur géwal wala Sénégal jóge fële nekk promoteur ñëw di jàppale bu ñu tolloon ci 500 lutteurs yu jotee lutter mu leer na ne d'autres structures ñëw nañu pour yokkaat ci yeneen 200 personnes mais dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin évolution la parce que au moins ñun emploi bi fi mu tolloon ñooñu pick up nañu ko ba mu dem ci beneen level te dafa am solo sont des choses à ne pas ignorer oui. Malheureusement il y a des bavards de tout bord il y a des charognards qui sont là yaa ngi dégg inactifs insensibles voire même incompétents yoo xam ni dañu am jot amit ñoo xam ni dañuy toog di leen déglu
pour ñu mun jeter des pierres dans les jardins de l'autre. J'invite aux lutteurs, j'invite les lutteurs, promoteurs yi, acteurs yi, les souteneurs ak ñi nga xam ni gëm nañu développement que bu ñu prêter mukk oreille à ces gens-là. Gis nga doomu aadama boo nekkee ci yoon di dem yaa ngi dégg wax baax ne regarde jamais le rétroviseur. amul njariñ te daf lay tardel. amul njëriñ te daf lay tardel tey ku ne xam ne yaa jiite promoteurs yi ci seen kuréel googu de association xaw ma des promoteurs mais est-ce que ça ne serait pas préférable ñooñu tey di ay ndaw am seen suut di soog a tàbbi ci làmb ji est-ce que tey gënul woon wóor ñu jege leen bu ko defee yéen ngeen mën leen encadrer mën leen accompagner comme yéen am ngi déjà l'expérience. mais ñooñu ñu am jom lañu ñun on est dans un dañu ne ci benn collectif boo xam ni guddi ak bëccëg ñu ngi toog di waxtaane suñu ay préoccupations ci làmb ji gis nga promoteur yooyu comme ni nga ko waxee ci sa question bu mujj bi dañuy jékki-jékki am yaakaar ci buur pour mu jàppale leen ñu taxawal benn combat ñëw ci buur pour mu jàppale leen ñu dem ba ci biir yàlla dimbaliwu leen ñu am nangam ak nangam mais ku leen mën a jàppale leen mais bu leen weer. Sont des gens qui sont courageux. Le minimum de 100 000 francs ou bien de millions ou bien de centaines de mille que nga spend ko ci benn business nga toog 1 mois 2 mois di wër guddi ak bëccëg mais xaalis boobu boo ko jëloon def ko ci commerce wala ci leneen am na lu ma war a jural. mais gëm sport bi gëm sa réew bëgg a jàppale jeunesse bi bëgg a taxaw nekk ci palaasu yàlla na ko yàlla yërëm Bassirou Diagne mi fi newoon du dëgg bëgg a nekk ci palaasu Gaston Mbengue Petit Mbaye Luc Aziz Abdou Fall ak keneen mais moo ko tax def loolu parce que dafa gis ni ñooñu ay modèle lañ te jaar nañu fi mais lan ngay gis baykat bi sax bu bayee daal leb ma sàmba wala ma demb fi amul ku fi lebul muy banque muy nga leb buur wala nga leb caméraman bi am na ci ko gis ne ko jàppale ma lii ma régler business bi après ji mais baykat bi léeg-léeg mu bay ba pare nawet bi déggoo tey jii nii ci communication bi ñu naan la ay waa Matam ak yooyu ne nañ nawet bi nanguwul ak nangam ak nangam mais yaakaar a fi am yàllaay mottali. kon nañ leen encouragé jàppale leen. nañ leen encouragé te damay wax ci loolu ak CNG dama leen wax ni leen ni CNG n'est pas une police, n'est pas la gendarmerie. Famille la yor gis nga famille boobu mu yor day mel ni sa njaboot dana ci am ñuy dox nii dana ci am ñuy doxi nii dana ci am ñuy doxi nii mais yàlla moo la leen jagleel uufal muñal du dëgg mais amul père de famille bu muñul fii. oui. président Macky Sall nga defa ni am na lu ko neex ci président su Sénégal bii mu yor de léeg-léeg du jékki-jékki gis benn Abdou Fall wala benn Matar wala ma Demba mu déraillé mu naqari ko mais da koy muñ mais l'amour c'est valable pour la lutte d'autres activités sportives nga defa ni président ya fa nekk am nañ lu leen neex. déedéet am na ko ba ci football barki dem moo njaay. mais come on man kon nañu bàyyi. Comment on peut l'appeler nañu bàyyi. waaw ak di jaxase nañu bàyyi jaxase askan wi. amul njariñ parce que loolu day jur coow léeg-léeg ci promoteur souvent par promoteur léeg da ngay gis ko bëggoon a kii benn combat mu échec sa morom jël ko ba da nga naan def ma suufu jël sama combat. non loolu sax pour être honnête amatul ci promoteur yi. boo xoolee journaliste nga yaa ngi ak sa rajo yaa ngi ak sa caméra loolu gën nga gis. ay choix ay problème mu kii laa soxla woon ak kële ñun lépp dañ ciy toog soxla bu ma yoree mbir Assane bu ko soxlaa wala Kandji wala Tyson wala Bamba wala kenn dañu koy jël ñu daal di koy bàyyi seet ki nga xam ni ki nañu daal di dóor mu daanu mais problème bi dafa newul foofu problème bi moom mooy jaxase bi moo amul sens mais nag dañuy sant yàlla parce que lépp lu dox am coow lu amul coow rek jàppal ne doxul mais heureusement am nañu confiance su Sénégalais yi am nañu confiance su chef de l'État
am confiance su ministre des sports bi nga xam ni moom mooy suñu interlocuteur ak CNG bi nga xam ni on est une famille loolu moo indi arène nationale 35 milliards 32 ba 35 milliards tey bu ñu taxawul woon fi ñu war a taxaw mais arène boobu du taxaw yàgg nañ koo jooytu ay at ñu di ko diggee. mais yow ñaata lañ la fi woon ay plante nax saay nag moo benn xiin lay jékki-jékki rek daal di dem en passant ñu ngi félicité ci arène boobu président de la république ci marque de confiance boobu man moom laa wax promoteur yi toujours dama leen ni muy taw ak muy neige président dafa compter ci yéen pour lamb ji dox il n'en est pas question arène bi di pare te du fi fekk ay promoteur retroussons les manches yaa ngi dégg redoublons d'efforts ayons plus de courage pour affronter waaw parce que àdduna nag dara yomb fii waaw sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ñun tey yaa ngi dégg mooy suñu royuwaay mais fan la jaar pour mën a am lii tey nañu leen yéenante jàmm la réew mi soxla ak ni maam Alaaji Abdou sama maam ju baax ci li mu doon wax nañ leen fóot xol yi yéenante jàmm parce que ku yéenewul sa morom jàmm rek doo am jàmm parce que ki nga yéenewul jàmm tant que amul jàmm yow doo am jàmm ça c'est vrai ki nga yéenewul jàmm xanaa sama laaj bu mujj ton ami sa frère le grand promoteur Luc Nicolaï Enco bëgg indiwaat beneen touche ci làmb mooy ñu faxe ba jël làmb maam di ko jaay en ligne maam di ko jaay ci internet bi ban gis-gis nga am ci loolu est-ce que jàpp nga nit dana yomb. oui ma Luc maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant idée bu noble idée bu nice la mais dama ni dañ dul sax yam foofu li war a disparaître ci arène ci làmb mooy gratuité commencé ci télé yi dégg nga wax baax commencé ci rajo yi site yi yaa ngi dégg wax baax ak ñeneen affaire bi dafa yomb dafa easy man mii di wax ak yéen bu yéen Sénégal mii boo leen ma fayulee sama accréditation dama leen ko dul jox waaw dama lay wax li ci ne rek xam nga damay bañ nga dem yóbbaale ne saay waxtaan nañu nangam ak nangam bur yéenay ñi njëkk ci di rey làmb. waaw man tamit ñun ñoo yaatal làmb. waaw ma ni waa defal ndànk. dama ne waaw defal ndànk waaye Sénégal kañ la judd. waaw mais non mais bu dul Sénégal. waaw xaaral ma expliquer la rek dama ni. am daal yomb na. juddu nga tey ak juddu nga daaw ak gannaaw suba yépp lambu Abdou Fall à part la chaîne partenaire bi may liggéeyal la képp ku ci soxla accréditation saya boo nga ñëw teel a waxtaan ak man bu dee télévision nga man mën nañ la jox signal nga def sa direct yaa ngi dégg bu dee site na ñëw wax ñu ni ko nangam nga ñuy fay nga mën dugg à défaut de ça du ñu jox ma sàmba nii ma demba accréditation. Pape Dou sa baat bu mujj. bur sant yàlla gërëm la sant la gërëm sénégalais yi sant képp kuy promoteur sant képp koo xam ne rek yaa ngi ci làmb xamal leen ni vous avez une poule aux œufs d'or làmb fi mu toll tey sant yàlla mais mën na ko dépasser mais loolu pour mu mun am il faut que ñu ànd bokk ndey bokk baay yenente jàmm du dëgg moytu yàqkat yi amul njariñ ay amul ku ci bénéficier wu léegi li am solo mooy damay ñaanal sama doomu ndey promoteur yi képp koo xam ni am nga ci combat yàlla na la yàlla defal jàmm ba nga dugg ci bismillahi rahmani rahim nga jeexal alhamdulillahi rabbil alamin commencé ci Pape Abdou Fall ba ci promoteur bi door a yegg si kenn mënu fi def loo xam ne grand serigne de Dakar Gaston Luc ak keneen defuñu ko fi kon nañ leen jàpp ne rek sport la timing la te ñu ku nekk da nga ci jouer sa partition après mu jeex et que c'est la lutte la lamb
moo ciy gagné dañ leen gën a jàppalante gën a joxante cër gën a respectante mooy lan ñu ni lii dañ koy doxal ku nekk sentir ni lii bëgg nga ko nga daal di dem seet quelles sont les chartes qui te donnent droit à ça mais malheureusement c'est pas le cas yu bari ci biir lamb ku nekk da ngay bëgg a profité Pape Abdou suma xarit la suma nit la non damay gàddu sama télé ak sama rajo bu ma demee damay dugg par force ça ne sera plus le cas on va révolutionner la lutte particulièrement lamb parce que moo ne lutte mën nañ dem ni lutte contre nangam ak nangam lamb laay wax dañ koy dem ba révolutionner tànnal ñëpp loxo di leen ñaan ñu continuer di ñu ñaanal ba Modou Lo Lac de Guiers bii ñu jëm le 29 octobre ñu dugg incha allah ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin ba attente amateurs yi ci am yëpp maa ngi saluer mon ami mon frère Doudou Diagne Diecko attente yi ci amateurs yi am ak Sénégal yëpp ñu daldi ko ci am parce que gars yi namm nañu ko bëgg nañu ko moo leen tere nelaw beneen promoteur bu ci am lamb yàlla na ko yàlla mottali ba loo ci namm nga daldi ko ci gis buur loolu laa ci amoon lu may wax di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi yàlla dolli jàmm dolli sutura yi suñu kilifa yi diine yeeg aada yi yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay jaa ngeen jëf sama gars yi te ngeen waaj a fay nag jërëjëf mbokki amateurs yi gis ngeen Pape Abdou ngi noonu gis ngeen fi mu waxee wax na ci responsabilité waaye wax na it en tant que ci Sénégalais bu patriote Sénégalais xëj na bu bëgg a yokk réewam ci wàllu koom waaye dimbalit ay ndawam xanaa rek du ñu tëj émission bi te gërëmuñu damay wax ni kii papay lamb ji mooy le président Aliou Sall docteur Aliou Sall di ko ñaanal yàlla sàmm ko ci liggéey bu rëy bi muy def ci lamb nga xam ne tey bu ko neexoon rek yem ci liggéeyam teewul dana dund bu mucc ayib waaye boole na lépp rek ngir bëgg a servir réewam servir ñi nga xamante ne ñoom ñooy Sénégalais yi waaye it di ndokkeel dama wax ni Sénégal du ma ne Matar Ba de moo fi mag déedéet waaye ci magistère am. noonu naan la waaw ci la lamb amee lim bëgg. waaw. mon ami mon frère xam nga Matar yàllaa ko defaral ci laa gis nit ku ñëw ci département sport am consensus. man l'homme du consensus laa ko tuddee. muy làmb football ak leneen il est aimé par tous yal na yàlla yàggal taxawaayam. li mu namm ci sport bi it. ba président renouvelé ko ci gouvernement bu bees bi. yal na weesu njortam. amiin yal na weesu njortam dëgg la mooy li ma wax rek du ma ni moo fi man waaye ñun de làmb wala sport d'une manière générale mooy ki gën ci ñun waaye ndokk noonu la mën a mel ndax produit sport la sport rek la xam ko ñu di ko ñaanal yéen bi yàlla na woyof ba suñu arène nationale nag yegg ñu ànd demandoo fa ba yaakaar buñ ci amoon yàlla bu mu tas di leen jox dig daje ñun ak yéen seen yeneen numéro waxtaanu làmb ak Bour Gueweul senego.com